1597 tests réalisés ci loolu nag pic bi la ñuy xaar mu daal di ñëw il faut essayer de vivre avec le virus li ko gars yi di waxee kon jamono ji nag gis nga traitement yi nee nañ ak dépistage yi massif lay doon bépp këru docteur ku fa ñëw rek am yenn signe grippe ak yi nu mel dinañ ko élargir daal leen xool loolu daal la ñu mën a jàppagum aram gis nañ ne tey daal ñi wër 43 loolu gulet amoon na fi ay 20 lañ dem am 19 affaire yooyu tey 43 yaakaar nañ ne bu continuer nii dina gën a baax suñu ginee jël mesures yi mbir yi dinañ ko xeex ba delluwaat suñuy activité ñu bàyyi la nga wéyal aram jërëjëf Pape Farah Gningue dina dellusiwaat ci kanam ci xibaar yi ci benn waxtu tey nag waxtaan bi dañ ci ànd ak docteur Khadim Ngom nekk cardiologue fële ca Bordeaux docteur maa ngi lay nuyu. Aram maa ngi lay fay. docteur balaa ñoo sori ci waxtaan bi dañu am tamit tiis boo xam ni dafa dal ci paysage audiovisuel mun nañu ko waxee noonu mu di Aliou Diassé nekkoon technicien ca E-Media ñu koy jaal waa groupe E-Media yépp di ko jaal tamit RFM ndax yàgg na di liggéey ci biir groupe Futurs Médias def fa ay at yu bëri nekk nag technicien boo xam ni ràññee woon nañ ko lu ci ëpp daal ku tàmm di déglu RFM daa nga dégg turam moo xam ñuy def journal wala lu mënta doon mu doon am liggéey bu am solo bu mu doon def ci ginnaaw ñu koy jaal monde médiatique bi yépp waaye it di ko jaal ay mbokkam tey ñaan ci barke weeru koor bi ñu nekk suuf sedd ci kaw. ñu dellusiwaat ni ma ko waxee sànq ci docteur Babacar Khadim Ngom plutôt mi nga xamante ne moom la ñuy àndal tey ci waxtaan bi docteur suivre nga ak ñun point bi nga xam ne tey ministère def na ko ñu am ay cas grave am it 10e décès am ay test yoo xamante ne ñu ngi koy yokk njàngat li nga xam ni def nga ko ci li nga xamante ne mooy situation Covid bi fii ci réew mi. Arab ñoo ngi lay nuyu di nuyu. téléspectateur u TFM yëpp di nuyu waa Sénégal di tàmbali di jaala ki nga xam ne ñàkk na bakkanam ci mbas mi ci bisu tey ak ñëpp ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan comme ni nga ko waxee nombre de tests yi bi mu yokkoo wone na ne mbas mi gën naa law niñ ko yaakaare woon biir Sénégal loolu nag du lu bette ndax fu ñu tuddee cas communautaire comme ni ñu koy waxee day wone nekk feebar bi am na li nga xam ne mënatuñ ko maîtriser ndax li ñuy tuddee phase 3 d'une épidémie mooy bu demee ba nga xam ne virus bi mi ngi circuler ci réew mi te dootuñu ko mën a maîtriser bu boobaa matuwaay yi ak taxawaay yi nga xam ne dañ ko ci war a def day soppeeku day évoluer ñoo ngi rafetlu nag liggéey bi nga xam ne ministère de la santé ak ay collaborateurs ñu ngi koy def boobu ba léegi. est-ce que mesures yi doy na si yow. waaw nga xamante ne jël nañ ko mesures yi nga xam ni kilifa yi jël nañ ko moo xam ci couvre-feu bi état d'urgence bi nga xamante ne yokkaat na ba le 2 juin lépp ngir fexe ci kàddu yi ñu wax mooy contenir li nga xamante ne mooy feebar bi. waaw mesures yi résultats yi mën nañ ko apprécier sous différentes formes ndax. am na yi nga xam ne vraiment joxe na ay résultats yi nga xam ne c'est des résultats probants comme fermeture frontières yi voyage interrégion yi nga xam ne dakkal nañ ko port de masque yi yooyu yëpp gis nañ ne mi ngi joxe ay résultats couvre-feu bi les résultats sont plus mitigés ndax nit ñi bëccëg bi la ñuy ëpp lu ñuy dox dañuy ëpp lu ñuy joxalante guddi gi amaana mën na am benn volet dissuasif ak de conscientisation collective mais li mu waroon joxe dëgg des na ndax la preuve feebar bi mi ngi yokk mi ngi law cas grave yi ñi ngi gën a bari donc loolu laajaat na càmbar laajaat na defaraat laajaat na tam foguwaat. alors bu ñu waxee ba tey ci mesure yooyu noonu tey yaa ngi doon wax ne lu mel ni test yi yokku na ñëpp doon xaarit loolu am mais tey dañoo nekk ci jamono joo xamante ne gis nañu yenn réew yi la ñuy expérimenter mooy fexe test yi ñu gën ko yaatal mu bañ a yem rek ci ñi nga xam ni gis nañ ci ñoom ay symptômes wala yaakaar nañ ni am nañ feebar bi yow lan nga gis ne moom la ñu war a def. waaw c'est que il faut replacer les choses dans leur contexte
li ñuy tuddee confinement wala mesures yi nga xam ne Sénégal jël nañ ko dafa am jublu. jublu bi mooy lan mooy d'abord wàññi courbe épidémie bi. mel na ne Sénégal loolu feeñagu fa waaye comme il faut un peu de recul pour mën ko évaluer mën nañoo xaar beneen jublu bi mooy dañoo war ñu permettre ñu am assez de temps. pour faire le plein de masques maanaam jënd masque yu bari wala defar ko jënd ay respirateurs yu bari jënd ay tests yu bari ngir mën a génn nag ngir mën a jàmmarloo ak virus bi naxante ak moom xool ni nga xam ne noonu la vie sociale war a mën a reprendre. donc point ministère de la santé bi c'est important mais ba léegi des na ndax li des mooy waxuñu ñu exactement capacité tests yi ñu mën a def parce que pour man 1000 tests 2000 tests ci réew mu mel ne Sénégal am 15 à 16 millions d'habitants dafa tuuti. donc loolu il faut ñu seetaat ko bu baax xool ba xam ñun fuñ ci toll ci suñu kattan ak suñu man-man respirateurs yi lits de réanimation yi liir naa monsieur Diouf ministère de la santé mu wax xayma ko à peu près 32 28 à Dakar 14 dans les régions am na 50 yi nga xam ne commandé nañ ko te yegg seegul mi ngi bëgg a yeex ndax boo dégloo directrice de la santé moom nee na pic bi mi ngi koy xaar fii 1 semaine à 10 jours. oui pic bi yaa koy xaar 1 semaine à 10 jours cas yi lu muy gën di bari cas grave yi di gën a bari war naa fekk fi mu toll respirateurs yi yegg si ñu ñu mën ko régionaliser. li ñu yëkkati ci xaalis ngir def ko ci bu ñu jëlee déjà secteur santé bi rek 64 milliards yu teg tuuti la ñu wax ak yeneen yoo xamante ne jël nañ ko ci ay matuwaay lépp ci biir fonds force Covid 19 boobu nga xam ni président teg na ko pour jàppale secteur bi 64 milliards yooyu ndax doy na ci commandé li nga wax respirateur jël ci ay masque jël ci yeneen i jumtukaay pour doter li nga xamante ne mooy système sanitaire bi jumtuwaay yi nga xam ne soxla nañ ko pour mën a def liggéey bi le waaw loolu ñu ngi koy rafetlu di ci jaajëfal président ak ay équipe am di lu baax ndax bu ñu waxee crise sanitaire nit booy dem ci guerre j'aime pas le mot guerre waaye da ngay wut ay munitions donc nga jël 64 milliards alloué ko loolu lu baax la waaye ci répartition 64 milliards yi loolu yëpp ci la bokk ndax bi ma déggee. Directeur de cabinet ministre de la santé monsieur Diouf nee na li ñu jëndagul ci matériel ci 2 milliards la toll boo ko rapporté ak 64 milliards ça te donne benn ratio de 3%. Je pense que xeex bi li ci ëpp solo mooy matériel yi mooy jumtukaay de réanimation yi mooy jumtukaay d'oxygène parce que du nekk rek cas grave yëpp ñooy dem réanimation. am na ñu ci bëri ce qu'on appelle les cas intermédiaires. ñooñu ci service de soins intensifs lañ leen yóbbu fu ñu mënee amee oxygène donc xeex bi ni ñu koy defee baax na yooyu war nañ ko mën a yokk par exemple tout ce qui est médecine privée dañ leen war a associer dañ leen war a gën a associer. gis naa ne am na benn clinique bu nekk Golf buñ ci boole waaye y a des services yi nga xam ne am nañ oxygène foofu Dakar ak ci région yi dañ leen war a associer parce que ñoom mënoon nañ am solo ci la prise en charge des cas intermédiaires. donc yooyu yëpp ay yokkute la. ay rafetal yi nga xam ne war nañ ko cee mën a yokk par exemple externalisation des patients asymptomatiques ou polysymptomatiques ñi nga xam ne doomu jàngoro bi sonalagu leen. wala boog sax yëguñu ko seen yaram ñu yóbbu leen ci ay structures yi nga xam ne du hôpital waaye di leen surveiller bàyyi fa ambulance bi nga xam ne bu cas yi décompensé dinañ mën a transférer loolu lu baax la. parce que fii France bi yëf yi demee ba takarnaase boo feebaree sax dañ lay wax nga toog sa kër notre cadre social ak notre cadre de vie peut-être ne nous permet pas ça waaye loolu ñu ko génne war nañ ko gën a mën a yokk boole ci peut-être campus yi boole ci leneen ba nga xam ne hôpital ña fay ñëw ñi nga xam ne doomu jàngoro bi sonal na leen wala nécessité nañ ko rek ñoo koy soxla. lu mel ni démb ñu ngi ci doon waxaat le 2 bi passé ci lañu am 2 mois ci li nga xamante ne mooy état bi ñu nekk ci feebar bi 2 mois yooyu jàll mais suñ ko comparé ak yeneen réew yi nga xam ne ñoo nekk ci àddina bi feebar bi nu mu fa évoluer wute na ak fii donc est-ce que tey day wane ni traitement bi la wala dafa am spécificité boo xamante ne nii suñu réew yi am nañ ko ba tax feebar bi lawu fi comme ni mu lawee ci yenn réew yi bu mu tolloo fu mel nii. waaw loolu laaj bu am solo la te laaj jàngat la ndax am na un fait qui est irréfutable mooy li nga wax
mooy li nga xam ne doomu jàngoro bi ni mu sonalee yeneen réew yi wala ni mu fa lawee gu ko bokk suñu réew te am nañ benn recul quand même de 2 mois. loolu nag lu laaj jàmbar la lu laaj càmbar la lu laaj jàngat la man li ma jàpp mesure de lutte yi baax na le cadre qui a été mis en place est bon professeur Seydi mi ko jiite est très posé très réfléchi très compétent donc chloroquine bi ni mu démontré ak azithromycine bi ni mu wàccee durée d'hospitalisation yi ak nombre d'hospitalisation yi des cas graves notamment loolu lu ci am solo la waaye li ma gën a jàpp mooy que feebar bi wone na que ni ñi féete mag lay gën a sonal. waaw taux de mortalité bi ci en dessous de 45 ans il est de allô. oui maa lay dégg docteur. ma ne taux de mortalité bi. waaw en dessous de 45 ans il est à 0,9%. boo joolee xayma population africaine wala Sénégal particulièrement ñi nga xam ne ils sont en dessous de 45 ans ils sont à plus de 85% de la population. le critère d'âge n'est pas seul mais il est important. oui ndax comorbidité yi dugg ñi am insuffisance cardiaque ñi am insuffisance respiratoire ñi am ay problèmes rénaux ñi nga xam ne am nañ ay facteurs de risque cardiovasculaire diabète hypertension artérielle cholestérol yooyu yëpp day dugg waaye maanaam suñu jeunesse su population mel na ne bokkut na ci li nga xam ne protégé nañu te loolu atu la bi nga xam ne dañ ko war a exploiter. alors ndax tey loolu dafa war a tax ñu suñu xel dal ndax buñ ko waxee it gis nañ ne population bu Afrique en tout cas li ci ëpp ay ndaw lañ. loolu ñaar mën naa dalal suñu xel waaye warul tax ñu wàcce suñu garde warul tax ñu yaasaagoor. ndax suñu système de santé tam dafa xaw a faible. ndax réew mu mel ne Sénégal am 15 millions d'habitants wala 16 ñu naan une centaine de lits de réa la ñuy am. oui fi mu toll ci 32 la ñu toll war nañoo yokk 50 allo. oui maa lay dégg docteur. war nañoo yokk 50. donc loolu mel na ne boo ko rapporté suñu taux de population ak mag ñi fa ne ñooñu rek bu fekkee feebaru jàngoro bi dal na leen. mën naa indi ay jafe-jafe ndax duñ ko attan ndax feebar bi li ëpp solo du nit ñi wér wala feebar bi fi mu toll. li ëpp solo mooy balance bi nga xam ne yaa ngi koy mën a def entre cas grave yi ak say structure sanitaires yi nga xam ne mën na leen a attan. en réalité c'est ce qui est plus important moo tax bu ñuy joxee nombre de cas yi nga xam ne day am chaque semaine lu am solo la. waaw ndax dina ñuy xam progression doomu jàngoro bi waaye li am solo mooy le taux d'occupation des lits de réanimation. le taux d'occupation des lits pouvant accueillir les cas intermédiaires loolu mooy li ëpp solo donc li ëpp solo fi mu toll mooy ñu xam ñaata nombre de lits de réanimation la ñu am fan lañ mën a toll it ñu xam nombre de tests yi nombre de masques yi nga xam ne nit ñi nag dinañ leen mën a permettre petit à petit comme ni ko président de la République commencé junjee pour la reprise de l'école je pense vers le 2 juin. le 2 juin oui. ñu mën a dugaat vers une vie active ndax santé am na solo. waaye lekk am na solo dundin am na solo donc il faut ñu def benn balance bi nga xam ne entre l'économique le social et la santé ba nga xam ne lor bi du ëpp feneen ci biir santé bi ci boppam ndax boo duggee ci biir santé bi rek. waaw am na yeneen feebar yi nga xam ne xaj na sax ñooy ëpp lu ñuy faat. que corona bi y a les problèmes cardiaques y a les cancers y a autre chose donc yi nga xam ne it dañ leen mën a jël en charge. te yooyu il faut tam ñu jublu ci sinon dina indi ay jafe-jafe. alors maa ngi lire ne taux de vaccination bi ci xale yi mel na ne boo demee ci kaw gi wàññeeku na ndax nit ñi dañoo ragal nangootuñu yóbbu seen doom yi te loolu ça peut être un peu compliqué à gérer. alors dañuy ñëwaat si ndaw yi docteur parce que yaa ngi wax ne taux de guérison bi en tout cas li ñu remarqué mooy si ndaw yi la gën a lié amee solo ndax loolu day tekki rek ne tey li ñu teg ci matuwaay ne nit yi toog leen seen kër bu leen génn wàññi li nga xamante ne mooy seen activité bu yàggee ndax dina amati njëriñ naam bu dee kon gis nañ ne virus bi bu laalee ndaw yi dañuy wër. waaw loolu moo tax c'est une question il y a pas de solution idéale. day question bu jafee répondre te question bi boo koy répondre
du ci santé rek nga koy jël. Médecins yi dañuy joxe seen xalaat, économistes yi joxe seen xalaat, sociologues yi joxe seen xalaat, ñëpp joxe seen xalaat. ñi nga xam ne nag ñooy jiite ñu dogal ndax ñoom information yu yëpp ak yi nga xam ne duñ ko mën a biral ñoo koy am donc loolu avantage la ci ñun waaye xale yi bu ñu amee doomu jàngoro yi mën nañ ko wàll mag ñi. waaw moo tax c'est un équilibre qui est très difficile à avoir waaye il va falloir prendre des décisions ndax mënuñu wëy ci li ñu ne te wutuñu ci solution mooy li may waxaat sànq maanaam période bii ñu ne lim ñu permettre mooy lim ñu war a permettre mooy. waaw ñu def le plein de masques le plein de tests le plein de lits de réanimation petit à petit de manière progressive de manière intelligente de manière contrôlée ñu commencé waat jubluwaat nag suqaliwaat suñu économie réew mën a dundaat mën a defaat ndax économie mooy yor santé mi ngi ci biir économie. waaw donc loolu yëpp c'est un arbitrage très difficile ndax ñëpp am nañ problème fi mu toll waaye nguur gi. en particulier président Macky Sall moo gën a am jafe-jafe ndax loolu arbitrage yooyu moom moo ko war a def. idéal bi lan la parce que suñu réew yi naam am nañu ay jafe-jafe mais ci 16 millions d'habitants lan mooy li war a doy ci wàllu lii réanimation boobu nga wax en termes de capacité fan la ñu war a toll pour mën a jël en charge lu mel nii. alors dinañu ñëw ci fànn boobu ni ma ko waxee léegi ci wàllu réanimation wax ci wàllu masque yi loo xamante ne ni am na solo ci jamono ji même bu fekkee sax tailleur yi ñu ngi ci jàpp bu baax a baax di ci bay seen waar donc docteur dina baax ñu xam rek lan mooy li war ci dëkk bu mel ni suñu réew lu ñu war a am ci wàllu lit de réanimation ak li nga xamante ne soxla nañ ko ci jumtukaay même bu fekkee ni du lépp la ñu war a am mais loo xam ni mooy le minimum pour ñu mën a xeex li waaw loolu mbas mi liy particularité mooy dafa bettee ba système sanitaire yi gën a dëgër yi gën a taxaw mooy pays occidentaux yi mooy Amérique mooy Chine yëpp solal na leen ndax loo ci am du doy en réalité France bi ñuy tàmbali bi mbas mi di yegsi boobu on était à 5000 lits de réanimation fi mu toll yokku nañ ko ba am une capacité de presque 15 à 17 000 lits de réanimation Allemagne idem États-Unis idem donc luñ ci mën a gën a yokk mu gën a doy te niñ koy yokkee du jënd bi rek mooy li ma la wax. waaw maanaam du li nga xam ne dañ koy créer waaye day am ay lii nga xam ne amoon na ñuy anglais di tudde upgrade maanaam ñu yokk seen i ay man-man. moo tax ma ne la il faut ñu appuyer wu. ci yeneen hôpitaux yi comme niñ ko defee waaye il faut ñu appuyer wu tam ci structure privée yi nga xamoon amoon na ay soins intensifs amoon na ay salle de réveil yooyu yëpp yi nga xam ne dafa am ay machines yoo ci yokk yi nga xam ne xaj na mën na bañ a nga tàmbaliwaat à zéro pour mën ko yokk donc yooyu yëpp ay ingéniosité yi nga xam ne nag ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi ñi ŋànk santé bi ñoo koy gën a maîtriser que man waaye luñ ci am du doy muy test muy masque France fi mu toll ñu ngi toll ci objectif bi mooy 700 000 tests par semaine pour mën a génn ci mbas mi. loolu boo ko rapporté muy 60 millions à peu près d'habitants nga rapporté ko population Sénégal di nga xam ne li doy xaj na duñ ko mën a am waaye luñ ci gën a mën a yokk moom te puis mu am transparence entre ñoom li nga xam ne am nañ ko te ñu koy wax réew mi ndax nit ñi de xam fu ñu toll. alors ñu ñëw ba tey ci conséquence li nga xamante ne nii mooy feebar bi 2 mois lañ defagum lu bëri bloqué na en tout cas ci réew mi moo xam ñiy liggéey wala ñu nekk ci secteur bu mu mënta doon lu mel nii jàpp nga ni ñaata temps lañ ci war a mën a tenir ndax yokkaat nañ ko ba le 2 juin. waaw xam nga yokk bi ba 2 juin ça c'est un cadre général la bi nga xam ne dina mën di permettre ñuy mën di jël yenn décisions yi yenn dogal yi yooyu ça met un peu le président et le gouvernement à l'aise pour ñu mën a li nga xam ne mën nañ ko dogal ñu mën ko dogal waaye ci biir je pense qu'il faut mu am benn jàngat am benn évolution parce que ay réew yi nga xam ne dañoo xawoon ndóol la ñu nekk 1000 milliards yi nga xam ne dégagé woon nañ ko ci ni ma ko déggee te comprendre ko mooy que c'était pour 30 jours à 40 jours. oui nee nga ma ñu ngi yegg presque ci 2 mois ca bi fi doomi jàngoro bi duggee ba léegi mais il faut nag ñu taxaw seetaat ko ba xam est-ce que 1000 milliards yooyu bu jeexee dinañ ko mën a defaat est-ce que 1000 milliards yi nga xam ne lu ci ëpp économie informelle bi lañ ko jox ndax
économie informelle bi nga xam ne daanaka moo ëpp solo Sénégal te moo fa ëpp doole loolu it dañ ko war a xoolaat ndax ñooñu dépense quotidienne góorgóorlu Sénégal. C'est une réalité ñun ñëpp dañuy xëy di ko lijjanti di ko takkale donc en réalité ñooñu ñëpp ay jàngat yi nga xam ne la man du ma économiste du ma sociologue médecin la avis lay joxe scientifique yi joxe seen avis économiste yi joxe seen avis sociologue yi joxe seen avis yooyu yëpp nag buñ ko boolee jàngat ko président de la république ak ñi mu àndal ñoom ñooy mën a xayma xool ba xam ubbite bi ak nan lañ koy mën a di ko naxtaan parce que feebar bi il faut ñu koy mocc amul li nga xam ne maîtriser nañ ko faaw ñu ciy dem ndànk-ndànk donc il faut ñoom ñu jël paramètres yooyu yëpp wax na 2 juin pour njàngale mi pour man lu am solo la parce que Sénégal ne peut pas se permettre une année blanche ça coûte excessivement cher il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu donc nañu xam xayma li nga xam ne am nañ ko comme arme comme munition nga xam ne def nañu ko 64 milliards yooyu ñaata lañ ci dépensé ak lan lañ ci jënd loolu moo lay mën a permettre ngay mën di ubbi ndànk-ndànk région yi nit ñi demalante gaa ñi di mën di dem marché yenn jours yi ñuy tëj. waaw donc di moccante ak moom ndax kenn du ko xëy rek song ko boo ko songee mu gaañ ndax amuñu doole ji nga xam ne mën nañ ko dékku. alors amuñu doole boobu tax gis nañ kilifa yi insisté nañ bu baax ci côté sensibilisation bi. ak it aspect prévention pour wax ak nit yi mais fii dégg-dégg kii dafa doy waar docteur ci façon bu ñu ko wootee waxee it am na ci ñu ci bëri ñoo xamante ni ba léegi ña ngay doxalee nu leen neex loolu it ndax jàpp nga ni ci jamono ji ñu nekk dina nekk loo xamante ne dina yomb pour ñu mën a teggi mesures yi nga xam ne tey jël nañ ko lu ci mel ni prolongement boobu ñu doon wax léegi. waaw foofu xam nga nit ku ne. da ngay mën di juger ñeneen ñi sax waaye tam doo xam lu leen tënk parce que wér am na solo waaye xiifit am na solo moo tax ñooñi di leen jeter l'anathème comme ni tubaab di wax rek day metti da nga leen di comprendre xam ne am na ñi nga xam ne dañuy suturlu dañuy góorgóorlu te loolu war nañ ko mën a jël en compte. ñu bàyyi leen kon ñu dox seen soxla. waaw déedéet ñu yombalal leen ko wala ñu lijjanti ko. état bi bu fekkee ne que mën na leen di dimbali comme nii muy def di leen jox dund di leen sutur di leen taxaw loolu lu ci am solo la yaa ngi dégg. waaw it loolu war leen mën a permettre tam ñu ñaaj wala ñi nga xam ne ñi ngi def li nga xam ne mën naa indi loraange feneen donc il faut de la responsabilité il faut une communication de proximité lu ci mel ne jumaa yi nit ñaa ngi noddu. bu naayam bi noddee ba noppi. war a mën a joxe benn message bi nga xam ne dina mën di sensibiliser nit ñi suñu ay force mooy chef coutumier yi chef religieux yi ku ci ne ñi nga xam ne jiite nga leen nga xam ne ay leader d'opinion lañ mën leen sensibiliser masque yi il faut ñu comme nii ñu koy defee gis naa fu mel ne Yeumbeul Sud wala feneen ñi ngi sensibiliser nit ñi di leen jox ay tissus parce que am nañ ay forces yi nga xam ne France amu ko Amérique amu ko Italie amu ko am nañ ay tailleur Sénégal kër goo dugg di nga fa gis ku mën a ñaw. foo dugg am na bàjjenu gox am na leneen yooyu ay yi nga xam ne suñu ay spécificité la ba nga xam ne yeneen réew li ñuy def dañ ko war a mën a tropicaliser indi ko suñu réew defe ko lu dëppoog suñu askan ni ñuy dundee ak li ñu am ci koom. alors ci wàllu expérience bi nga xam ne yaa ngi koy dund foofu noonu nga nekk ca Bordeaux est-ce que mën nañu am tey une idée ci progression li nga xamante ne nii mooy feebar bi prise en charge bi ak it fan ngeen ci toll. waaw fii mel na ne yëf yi mi ngi am ak tan ndax nombre de cas yi nga xam ne ñu ngi koy gis par bis mi ngi wàññeeku nombre de cas yi nga xam ne ñuy dugg réanimation mi ngi wàññeeku capacité réanimation yi on est autour de 3900 actuellement. alors que demoon nañ ba presque 7000 à 8000 ci nombre de lits yi nga xam ne occupé nañ ko donc mën nañoo am yaakaar ne. xaj na déconfinement bi nga xam ne président Emmanuel Macron ak gouvernement am décidé nañ ko pour le 11 xaj na ñu mën cee tabbi waaye wóoragul ba léegi ndax feebar bi mooy li ma la wax mooy da ngay naxante ak moom. waaw du benn attitude figée bi nga xam ne da nga koy am lu ñuy gën di mën di dem ngay gën di xam di gën di yokk wala ngay gën di wàññi. kenn waxul sax ne deuxième vague dina am wala troisième vague loolu yëpp mën naa ne. par exemple boo demee fu mel ne Angleterre ñu ngi théoriser le concept de stop and go c'est-à-dire que dañuy déconfiner bu fekkee gis nañ ne doomu jàngoro bi mi ngi yokkuwaat ñu reconfiner mën nañoo dem ba sur 2 ans avec cette période de confinement et de reconfinement
yi nga xam ne yépp mën naa am donc bu kenn wax ne état bi moo waxoon lii rek defu ko wala nii la ñu war a def wala nan la ñu war a def li ñu war a def kenn xamu ko bu ñu ko xamoon duñu fi ne donc dañuy naxante ak moom di mocc ak moom di permettre nit ñi ñu mën a avoir une vie économique avoir une vie sociale tout en se protégeant le maximum possible. oui avoir une vie am loolu day wane ni nga mën a jug dem liggéey doxi sa soxla te loolu amul jamono ji naka la ñuy def kon pour ñooñu mën a am tey activité boobu ak li nga xamante ne mooy li ñu ci am comme gain. dégguma bu baax question bi. ma ne da nga ne ñu fexe nit yi am une activité économique di moytu di respecter les gestes barrières loolu dafay tekki kon foog nit yi génn dem liggéey dem doxi seeni soxla pour mën a lijjanti surtout bu ñu jëlee lu mel ni secteur informel bi. waaw mais moo tax ma ne la loolu dafa am préalable bi mooy lan la lan nga doon wut ci confinement. Sénégal amul confinement. confinement bi nga xam ne moo am France lan lañ ci doon wut mooy wàññi doole feebar bi am nañu ko. yokk nombre de tests yi am nañ 700 000 tests par semaine nee nañ loolu mooy objectif bi du mois am nañ nombre de masques yi nga xam ne léegi ñu ngi koy jaay ci grande surface yi à partir d'aujourd'hui grande surface boo dugg di nga mën a jënd masque. nombre de lits de réanimation yi jëlee nañ ko 5000 yóbbu ko 15000 donc pendant 2 mois yi loolu lañ nga xam ne loolu lañ doon def pour mën a yokk suñu ay capacité ci tests yi ci masques yi ci respirateurs yi loolu bu fekkee ne que dem nga ba am ko nag bu boobaa war ngaa mën a génn ndànk-ndànk bu ñëpp amee masque xaj na bu ñu génnee doomu jàngoro bi ni muy lawee du ko mën a lawee bu fekkee ne que yokk nañ capacité yi ba cas grave yi bu ñu ñëwee ndànk-ndànk dinañ ko mën a aspirer loolu it lu am solo la moo tax Sénégal dañoo war a xool lamb suñu doolee fu mu toll ndax ñaari weer yi ñu def fan lañ ci toll exactement en fonction de ça loolu ñoom ñoo ko mën a xam ñoom ñu ko def dañ ko war a communiquer parce que dina rassurer nit ñi bu ñu demee ba xam loolu nag. bu boobaa la ñuy mën a di lever ndànk mesures yi. donc moo tax ma ne la question yi nga xam ne ñoom rek ñoo ko mën a tontu parce que ñoom ñoo am les bonnes informations. alors ci approche boobu ba tey ndax lu mel ni génn feebar bii nii ak reprendre activité économique yi jamono ji ñun mën nañ ko envisager ndax ci. contexte bi ñu nekkee chaque fois urgence bi la ñuy gis maanaam ndimbal li nañu jàppale nañu lii dem sax bay wax ne nañ ñu dimbali ñu teggil ñu bor yi nga xamante ne nii réewu Afrique yi am nañ ko ndax ci lu mel noonu dina yomb ñu mën a anticiper waajal li nga xamante ne mooy feebar bi buñ ko génnee. waaw loolu bon on tourne toujours autour de la question mais foofu tam c'est une balance. Il n'y a pas de réponse idéale booy xaar tey ma ne la lii la ñu war a def loolu mën nañoo raccrocher léegi président de la république boo ko laajoon nit du la mën a tontu balance la équilibre la entre l'économique le social et la santé bi da ngay yokk say jumtukaay yokk say man-man yokk sa xarala yokk say capacité économie bi tënku na social bi metti na ñett yooyu nag boo ko xaymaa xool nooy naxante ba bii mën di jéb bi mën a yokk bii mën a wàññeeku c'est un équilibre il y a pas de position ou de réponse idéale il y a pas de réponse ou de position définitive da ngay naxante rek alors waaye je pense que l'urgence économique et sociale est en train actuellement quand même d'augmenter au Sénégal actuellement. ci wàllu capacité yi lay dellusiwaat docteur. lu mel ni suñu plateau technique dañ ciy faral di wax. difficultés yi sur le plan économique également suñu réew yi rekk nañu très en retard si beaucoup de choses. tey lu mel ni dab ñu ndax du yoon it ñu taxaw seetlu xoolaat li nga xamante ne ni mooy suñu politique sanitaire xoolaale également la politique économique fan mooy priorité yi fan lañu war a réinvestiraat pour mën a gën a taxaw suñu réew consolider yenn yi bu ko defee lu mel ni buy ñëwati it duñ ne duñ ci loru waaye dina néew. waaw laaj bu am solo nga laaj ndax yell na ci réew yépp ak ci àdduna ñu defaat jàngat. ci mbas mi nga xam ne dal na ci kaw àdduna bi rawatina nag ci suñu ay réew ndax politique c'est des arbitrages ndax l'ordre des priorités loolu dañ ko war a redéfinir je pense que mbas mi day c'est un mal nécessaire bi nga xam ne bu dalee ci suñu kaw dal ci kaw réew mi war nañ ci jël ay jàngat yu bari le problème il est aigu
maanaam li nga xam ne lu jàmp la waaye il est plus global et il est plus structurel maanaam notre système de santé. La gouvernance administrative du système de santé. Ni ñu koy financer le nombre de l'économie c'est pas seulement l'économie qui est informelle au Sénégal même la santé elle est informelle. Parce que nit ñi ku ci ne war nga mën a am couverture sociale. ñiy liggéey yéen ñi nga xam ne yéen a ngi liggéey di am solde di am payoor xaj na am ngeen couverture sociale waaye sama bàjjen bi wala sama maam mi nga xam ne mi ngi jaay ceef. di jaay benn table foofu wala muy jaay sandwich wala yooyu xaj na amuñu couverture sociale te loolu dañoo war a mën a réfléchir nan lañ ko war a mën a harmoniser pour dugal ko ci benn système bi nga xam ne dinañ mën di financer la santé ba pare nit ñi ku ci feebar mën a faju Sénégal réew mu ni mel ñu ne lu mel dal na ci suñu kaw 30 lits de réanimation la ñu am ça y a un problème. Pour 15 millions d'habitants waxuma pour mbas mi waaye pour ñun suñu santé suñu sécurité. yow man sama yaay keneen ak keneen nga xam ne am na yeneen feebar yi nga xam ne day laaj réanimation y a les problèmes cardiaques y a les AVC. y a des problèmes aigus yi nga xam ne mën na laa dal. donc ñu ne 15 millions d'habitants pour 30 lits de réanimation loolu ça doit nous faire poser des questions faaw après ñu càmbaraat ko. xoolaat ne que c'est nécessaire ñu am un plateau technique relevé médecins sénégalais yi bokk nañ ci médecins yi gën a xarala ci àdduna bi. université sénégalais yi bokk na ci université yi gën a baax ci wàllu médecine ci àdduna bi professeur Seydi boo ko déggee mu wax da nga xam ne kii li muy wax lu mu maîtriser la. li muy wax xam na ko fi mu jëm xam na ko mais il faut lui donner les moyens. alors moyens yooyu noonu ndax jotul tey tamit au niveau africain ñi ciy gën a taxaw si li nga xamante ne mooy wàllu saytu bi recherche bi parce que fu mel ni Afrique du Sud gis nañ ne ñu ngi Madagascar plutôt ñu ngi wax li nga xamante ne mooy artémisia bi tey ñu nekk di ko expérimenter seen réew ba yenn réew yi di def ay commande di xool tey war ko gëstu ndax jotul ci niveau africain ñu gën a xoolaat suñu taxawaay gën a mën a dimbali suñu bopp ndax lii buñ ci génnee certainement ku ci nekk sa bopp ngay tal. waaw loolu dafa am solo Sénégal donte am na jéego yu am solo yu ñu def ci bor boobu Institut Pasteur le professeur Souleymane Mboup ñooñu ñëpp ay borom xarala lañ te l'homme sénégalensis ci boppam day nit ki nga xam ne boromum xel la boromu ubbiku la donc loolu nag dafa war a dugg ci benn cadre parce que recherche dafa cher dafa am ay bourses yi nga xam ne dañ koy joxe am ay matériels yi nga xam ne da nga koy joxe ay expérimentation yi da nga koy joxe waaye loolu da ngay suul ngir ëllëg donc loolu au niveau Sénégal ak au niveau Afrique yëpp dañ ko war a seetaat saytuwaat ko xool xam ne ëllëg ku réew da nga cee war a am ce qu'on appelle une souveraineté scientifique waaw nit ki nga xam ne du xalaatal boppam du defal boppam du mën a defal li nga xam ne dëppoo na ak réalité réewam boo koy importer ñoom bu ñuy defar dañuy defar li nga xam ne seen réalité réew la dëppul faaw ñuy def li nga xam ne dafa dëppook suñu réalité te loolu ñun rek ñoo ko mën a xalaatal suñu bopp moo tax dafa war a am souveraineté alimentaire am souveraineté économique am souveraineté scientifique médicale pharmaceutique yooyu yëpp ay jàngat yi nga xam ne war nañ ko ci jëlee waaye nag ñu xam ne it ndar xëy sotti ay réew yu ñàkk doole la ñu am faaw ñuy def tànkam waaye faaw ñu définiraat encore suñu ay ordre de priorité par rapport aux politiques de développement. lu mel ni lu bees la xëy na moo tax bu ñuy wax dañ naan daf ñu bett mais am nañ ci ay épidémies yoo xamante ne àddina dund na ko saa su nekk buñ ciy jaar lan lañ ci jàng comme leçon parce que bu ci nekk bu jotee dinañ def lii mais lan lañ ci jëlee finalement. waaw loolu moo tax. loolu it jàngat la bi nga xam ne war nañ ko ci jëlee ay conséquences yi nga xam ne war nañ ko ci tirer waruñu fexe ba njàngat mi mu ci am mu naax saay comme yi ñu ko amee woon ci yeneen yi lu mel ne Ebola bi mu fi jaaree tirer woon nañ conséquences yi que choléra bi mu fi jaaree waxoon nañ yëf yi mais après bu demee ba sedd rek mel na ne dañuy jàll ci leneen. donc bii pas liñ ci war a def mooy dañoo war a taxawaat ndax épidémie du jug ci àdduna bi virus yi ñu ngi ci. écosystème mondial bi ni mu perturbé virus yi ñu ngi jóge ci animaux yi du dugg ci nit ñi. oui donc luy ñëw la loolu bu bii jàllee dans 5 ans dans 10 ans am na beneen bi nga xam ne dina dal ci suñu kaw ku ndóobin rey sa maam nag boo gisee lu ñuul daw dañoo war a taxawaat defaraat suñu bopp. ba nga xam ne buy ñëwati
dinañ ko mën a dékku wala duñu ci am genn tiitaange. docteur nee nga sànq nañu fexe santé privée bi ñu gën leen associé ci xeex bi yéen ñi nekk extérieur nekk ay doomu réew mi ba pare am xam-xam boo xam ne te réew mi mën na ko jëriñoo lan ngeen di def pour jàpp ci. waaw loolu lu am solo la parce que dañu bi mbas mi duggee man ak sama ay nattangoo yu am xarala yi nga xam ne ci ay poste de responsabilité lañ nekk fii ñii ay réanimateur lañ ñii ay endocrinologue ñii ay épidémiologiste ñii ay cadre de santé ay infirmier def nañ benn lël bi nga xam ne ñu ngi ko tudd task force de Covid-19 bi nga xam ne dañuy bind ay bataaxal wala ñuy suñu néew ñu koy dajale di ko jàppalee Sénégal ci suñu xam-xam ak suñu am-am waaye loolu yëpp li nga xam ne dañ ko war a mën a yaatal la parce que ñun ku ci ne nga xam ne fii nga nekk ci bitim réew boo sañoon sa réew ngay nekk soo sañoon sa réew ngay liggéey. parce que ku ci ne sa réew moo la gënal feneen xaj na ku ci ne am nga ay raisons yi nga xam ne tax na nga war a mën a dem waaye ñun ñëpp dañoo war a mën a mànkoowaat bu ñu mënul ñëw totalement partiellement de manière temporaire ñi nga xam ne y a un transfert de connaissance bi nga xam ne day am fii ci nekk ci diaspora bi ak Sénégal am na hôpital bi nga xam ne bokk naa ci ñi nga xam ne ñi ngi koy taxawal ñu tuddee ko hôpital international de Dakar. nekk foofu ci corniche bi benn hôpital bu mag la bi nga xam ne de standard international y aura une capacité de plus de 300 lits. D'accord. bi nga xam ne daanaka jeex na li ci toll ci defar bi ci am at lay toll waaye ñu ngi ci kawam ñoom professeur Fadel Ndiaye ñoom professeur Ardo ak ñi nga xam ne ay kàngam yu mag yu nekk Sénégal ñoo ko séq te loolu mel na ne bu sottee dina am solo lool pour réew mi. jërëjëf docteur Khadim Ngom di cardiologue fële ca Bordeaux di ko jaajëfal bu baax a baax si nga xamante ne àndoon na ak ñun tey ci suba ñu leen di joxaat rendez-vous suba incha allah ci même waxtu bi ànd ak yéen ngir rek ba tey jëlee njàngat yi nga xamante ne war na ci lu mel ni coronavirus bi ci kanam rédaction dina fi teew ci li nga xamante ne moo di xibaar yi benn waxtu lay doon jaa ngeen jëf des leen ak suñuy programme